di weer ñaari fan ci ndeyu koor weeru rajab atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi ñi nga xam ne moo di njolloor gi li ciy gën a fës mbasum coronavirus ginnaaw xayma bis bi nga xam ne wan na lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn doomu aadama yu am yees mbasum coronavirus professeur Tandakha Ndiaye Dièye moom dellusiwaat na nag ci li nga xam ne mooy ñàkk yi ak li nga xam ne moo ci war a aju nag ci dalal xel yi ginnaaw bi nga xamante ne bi samp nañu kuréel goo xamante ne bi toll nañ ci fukki membre ak juróom ñoo xamante ne bi ñooy taxawu li nga xam ne moo di ñàkk yi muy wane ne lépp loo xam ne dina ci am dina jaar yoon te dina nekk loo xam ne dina leer ci bopp askan wi. Kaba ginnaaw raay ci commune bu Ndiayène Sirakh la nekk askan wa fa nekk nag ginnaaw bi nga xamante ni bii dañoo jàpp ne ña jiite bokk moomeel bi dañoo bëgg a foqati suuf suñu yor génn nañu ñaxtu goo xamante ni bii joxoñ nañ ci baaramutuma ñoom njiital bokk moomeel yi jàpp nañu ne dañ leen di laaj téeméeri junni yoo xam ne moom la ñu war a defee bon te loolu jaarul yoon ñi nga xamante ni bii ñoo dëkk sa kadda Fodé Diakha foofu sa diwaanu Kaolack sa commune bu fi nga xam ne moo di Kahone it ñoom daan nañuy am jafe-jafe yoo xamante ni bi si wàllum assainissement la jëm si ndox yu salte yu bon yoo xamante ni bii jàpp nañu ne li nga xam ne moo di liggéey yëpp waa ONAS ñoo ko waral loolee dinañ ci ànd ak Adama Sarr ñu teewal foofu ci diwaanu Saloum mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fas si biir jotaay nees kiis ñu def si faram fàccee. dañ koy door rek tolluwaayu mbasum coronavirus ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko si dibeer ji nga xam ne moo dëppoo ak fukki fan ak ñeent ci weeru février lu toll si ñaari junni ak téeméer ak fukk ak juróom-benn test la ñu def ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo si am yees mbasum coronavirus si ñooñee téeméer ak juróom-benn fukk ñoo xam ne xam nañ fi ñu jëlee jàngoro ji amul ku ko jëlee biti réew ak ñaar téeméer ak juróom-benn ñoo xamante ni bii xamuñ ñu leen ko wàll ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn ñooy jara gi maanaam ñi nga xam ne wér nañu si jàngoro ji juróom-benn fukk ak benn ñoom la jàngoro ji lottal waaye faat na ni ki déemul toll si yeneen juróom-ñaari doomi adama lobul ñobbul ni mu ñi faatu si juróom-ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett jamono ji lu toll si ñeent junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñay faju si mbasum coronavirus ginnaaw xayma bis boobu nga xam ne def na ko nag docteur Alaaji Mamadou Ndiaye jëriñ jor wàllum fegu gi si makkaanum jëriñ jor wàllum faju ji professeur Tandakha Ndiaye Dièye dellusiwaat na si li nga xam ne moo di ñàkk yi nga xamante ne bi ñu ngi koy xaar si réewum Sénégal ni ki ni ko àdduna bépp di xaare waaye nag del si di dalal xel yi ginnaaw bi nga xamante ne bi mu ngay xam ne ni samp nañu ak kuréel goo xam ne toll nañ ci fukk ak juróom mooy xeltukat ci wàllu woowee lépp nag ngir gën a ñoŋal li nga xamante ni bii mooy xeex bi ñuy xeex ak jàngoro ji waaye tamit daal di teg loo xamante ni bii ay jumtuwaay la ba ñëpp mën a jot ni si ñàkk yooyu ni mu gënee mu ci ayib ay leer lam ñu teewlu ko Youssouf Konté si njàppandal gi. fu mu nekk nii ay millions wu nit la ñuy ñàkk ci bés par jour ëpp na 5 millions nit yoo xamante ni dañ leen ñàkk ci bés bi si loolu mosu ko dégg fenn 5 millions 992 millions de 292 000 personnes la ñu ñàkk ci bisu tey bi 5 millions te ñun fu ñu nekk ñun xanaa ñun bokkuñ ci àdduna bi ci àdduna bi lañ bokk nag il faut que yéen ñii ngeen wan ñu ci àdduna bi lañu bokk. président de la république def na effort bi mu def moom mooy malgré l'initiative COVAX bi nga xamante ni dañu bari doon lëkkaloo moom nangu na jël ci poche moom jàppale réew mi pour ñu am ay vaccin mais vaccin yi bu ñu ko amee il faut que yéen ngeen nangu ko jël aussi. te vaccination bi dana ko wàññi gis nañ ko te baa yàgg sax dana gën a leeral encore ci bopp ñun nag vraiment li ñu fi nekk moom mooy dalal seen xel wax leen ni ñàkku du loo xamante ni dafa ñëw pour gaañ leen déedéet na ñun du ñu nekk ci li ci liggéey depuis ay at yi ngi nii mais ñëw di waxante suñu askan leen jox loo xamante ni daf leen di gaañ loolu mënu nekk te wax leen am na ay variants yu ñëw naka ñu gën a gaaw rek ñàkk mu gën ñu aar balaa yooyu yëpp di ñëw li nga xamante ni sonal ma leen di gërëm leen sant. ñu ngi leen ko doon junñi si bopp xibaar yi askan way yeewoo si Kaba ginnaaw ray si commune bu Ndiayène Sirakh sa diwaanu Thiès nag ñoom maire ba futt la ñu def ginnaaw bi nga xamante ni bi dañoo jàpp ne njiital bokk moomee dañoo bëgg a foqaat ñi suuf soo xamante ni bi ñoom ñoo ko moom jamono ji sax ñu leen ciy laaj téeméeri junni ngir defar ay borne te loolee jaarul yoon ñu jàpp ne am na lees waxul loo xamante ni bi moo xew sa suuf seen i tuuma ñu teewlu ko si kàddu gi nga xamante ni bi moo di Fallou Bar moo jiite commune kuréel gi nga xamante ni bi moom la ñu duppee mouvement suqali Ndiayène Sirakh ñu teewlu ko ak Isdo Alexandre Sène. tey ñu ñëw fii ànd seeg doomu Kaba yi nga xamante ni tey ci li ma jàpp ko ci commune bi yëpp mooy dañ leen a bëgg a jaay doole puqar ñi li nga xamante ni ñoom ñoo ko moom te duñ ko seetaan te li tax ñu ñëw ci xeex bi mooy buñ ko bàyyee Kaba rek du sotti ndax bu ñu jógee Kaba dinañ dem feneen xeex bi dañ koy yaatal ba commune bi yëpp jot ci mais am ay mbir yoo xamante ni aussi faaw ñu leeral ko nit ñi ñu xam ko parce que booy wax ci wàllu suuf da nga koy gëstu ba mu leer mooy li ñu wër d'abord
mooy 100 000 francs yi nga xamante ni moom lañ def frais de bornage bu ñu nekkee ci arrondissement de Thiénaba li ci am solo mooy ñu xool ndax commune yi ñu wër fépp am na fenn fu ñuy jagge terrain 100 000 francs li ma wër mooy amul ci benn bu mu am pourquoi Ndiéyène Sirakh loolu duñ ko d'accord beneen bi mooy bépp commune bu ñu dem ci ñi nga xamante ni waxtaan naa ci ak moom borom suuf sax booy jël suufam di nga waxtaan ak moom lenn moo ci mën a am ci biir terrain yi nga ne ko di nga ci am ay terrain bu fekkee mënu ci am ay terrain la ngay jaay ñeneen ñi moom nga wàññil ko loolu mooy li nga xamante ni moom mooy yoon waaye nit doo ñëw di ko forcer ay terrain ne ko lii laa la koy def frais de bornage beneen bi mooy ñu dem ak waxtaan ak ñoom ne leen ndax dañ koy fay ci sensé ñu ni ku amul 100 000 francs amoo loolu amul demeewul noonu parce que ci exercice annuel lay doon c'est-à-dire buñ ko commencé tey jii ñi ngi nekk février 31 décembre la exercice bi war a jeex donc foofu mën ngeen cee fay beneen bi mooy ñoom amuñu benn prérogative pour ñëw fii ngeen leen di jox xaalis borom terrain bi moom mooy dem ci fële trésor fay fa xaalisam jël terrain donc loolu lépp ñun xam nañ ko beneen bi mooy li tax ngeen war a jóg jàkkaarloo ak ñoom dañoo yaakaar ne ñun ba tey ñu ngi nekk ci innocence bi ñu nekkoon mooy nit ñi ñëw di jaar suñu kaw di ñu nax commune bi du kaba rek foo manti dem nañ ko jënd ay tool de ko jëmee seen bopp ñu bëgg a jël commune bi rek tey la ko ñaari nit pour seen intérêt personnel loolu nag nañ na fi jóge ni mu leen méttee man koy wax le maire ak son adjoint mi nga xamante ni moom moo nekk président commission domaniale Isidore mu ngi xamal ne jéem naa jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo di jiite bokk Mamel ga ngir ay leeral ak ay tontu waaye nag jotu leen ñuy xamal ne suñuy buntu ubbil nañ leen ko ñeneen ñoo xamante ni bii it ànd nañu ak jafe-jafe mooy askan yi nga xam ne ñooy yeewoo si Kanda Fodé Diakho feeñ sa commune bu Diakhao sa diwaanu Saloum ñoom nag jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund wàllum ndox mu bon di assainissement boo xam ne jaarul yoon ñu jàpp ne ñi nga xam ne ñooy yor wàllum assainissement seen Sénégal di waa ONAS liggéey ñu amal foofe nag moo waral ndox mu bon ma di wal jëm seen kër yi jamono ji nag mënuñu ko nokki te ñu ngay xeex ak lu ñu mën ngir fegu si mbasum coronavirus law si loolee nga xamante ni bi dina yokk ay jafe-jafe si wàllum wér-gu-yaram Saloum di diwaanu Kaolack ñu fekk fa Adama Sarr ak Assou Mbaye ay ndoxum foos jaxasoog lii di mbalit mi li ni mel nag lañu nemmeeku ci quartier bi di Kanda Fodé Diakho li ni mel nag li leen ko teg di ay liggéey yoo xamee ne waa ONAS ñu ngi koy amal boobu ak léegi nag mu yàgg lool tax na nag bu askan wi yeewoo fii di dund ci ay jafe-jafe. ñun daal suñu jafe-jafe mooy canal bi waaw canal bi gars yi commencé nañ ko waaye àggali wuñ ko suuf suñ sëq fii daal moo tax ndox mi mënut a jàll waaw dëgg la nag canal bi baax na su paree dina baax waaye daal instant bi ndox maa ñuy bëgg a sonal. ku ñu ci jàppale nag ñu jël soxla wuñu xaalis ku ñu fi jëlee ndox mi rek lañ soxla sonal nañu torop. ñi nga xamee ne ñoom ñoo di jigéen ñi ngir ñu dem ca marché ba faw rek ñu xuus ci ndoxu foos yiile. sonal ñu root si ndox mi la ñuy dund si la ñuy root si la ñuy jaar di dem marché si la ñuy jaar di dem natt fu ñu jëm rek si ndox mi la. loolu la nag si jamono ji nga xamee ne mbasum coronavirus bi mu ngi lëmbe fii ci Kaolack mu nekk loo xamee ne mën na jur musiba bu ñu sukkandikoo ci kii di Ndeye Maguette bi tey. ak Covid bi pandémie bi fi mu toll nii lii xam nañ ne source de microbe la te microbe bi dafay gën a proliférer voilà propagation wu Covid bi. donc di ko ñun liñ bëgg mooy ku ñu dimbale que ni ndox bi mën fi jóge ou alors ñu jéem a terminer canalisation yi. liggéey yi nga xamee ne waa ONAS ñu ngi koy amal mu di ab canal boo xamee ne dañ koy defar fii tax na nag boo askan wi yeewoo fii ci Kanda Fodé Bayo di dund ay jafe-jafe ndoxum foos mi nag di dem ba dugg ci seeni biir kër ñoom nag tax li ni mel nag tax ba ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi ñu gaaw baral bi leen liggéey. su ko defee ñu mën a nekk ci jàmm. Adama Sarr ngeen jàmm ñu ni mel ci waa Kaba ak ñi nga xamante ne bi ñoo di réewum Sénégal gi yëpp nag ki nga xam ne mooy directeur bu ONAS moom commencé naa def ay tànki nemeeku ci ay bërëb yoo xamante ne bi bëgg na ndox mu bën ma jóge fa yi ñu tànnoon ci réew mi nag di fukk ya juróom-ñeent yëpp doxantu nañu fa niki démb diggante Ndakaaru ba Tëngéej loole nag ngir xool liggéey yi nga xam ne laal nañu ko foofee ngir lu gën a ñoŋ ba li nga xamante ne bi moo di ndox yu bon yi ba it bu nawet bi yegsee ndox mi bañu sonal askan yi waral yooyu lay tànki nemeeku ànd nag ñoom ñi Sadio ak Moussa Fall. collaboration bi ñu war a am avec sunu naataango yi je crois que surtout gis nañ ko fii au niveau de Rufisque. Ababacar Mbaye njiitu ONAS bu bees bi moo amaloon visite ci chantier yi nga xam ne ñu yore wàllum assainissement ñu ngi koy amal Rufisque moo nekkoon ci étape bu mujj ci visite bi mu amaloon te li ñu seetlu mooy yenn tabax yi mooy gàllankoor yoonu ndox mi. collaboration boobu dem na ci côté Rufisque côté Cyprès. côté aussi yeneen cité yi cité SDE Binal foofu aussi sunu naataangoo yi ñoo sunu naataangoo yi
donc direction protection prévention et gestion des inondations avec aussi APIX même Eiffage donc dañu ci impliqué pour que solution bi nga xam ni moo war a am ci côté boobu ñu réfléchir ensemble. ndox mi dafa war a jàll normalement te loolu li tax muy mën a am faaw ñu liggéey ak ñi nga xam ne ñooy kilifa gox bi. avec supervision préfet bi évidemment gouverneur aussi sous ses orientations ñu xool naka lañ trouver benn solution définitive mais solution bi nga xam ni mënul ñàkk te peut-être moo gën a gaaw mooy ñu bàyyi ndox mi mu mën a dem naturellement donc fépp nga xam ni bare woon nañ ko ñu jëm ko dindi pour ndox mi mën a dem couler normalement peut-être su mën a dem ba au niveau de du Madiogouna Mbao ñu def loolu pour mu àgg foofu. fii ndox mi di jàll ci Hann ak Fann ak fii di Waagu Ñaay li ñu seetlu mooy am na ay tabax yoo xam ne lu ci mel ni Villa 33 bi fi mu nekk baaxul ba tax na waa ONAS jublu ci réparation yi. suñu jógee foofu si dem nañu côté Jëppal donc Sicap Castor et cetera foofu jafe-jafe yi mooy réseau yi fa nekk dafa yàgg. donc yàggaay bi tax na ba nga xam ni ndox mi day génn ci biir kër yi di ball mën nañu wax ni sax kër yi dafa demoon ba nga xam ne dañ doon yokk seen kër yi mu dugg occuper en fait réseau assainissement bi donc foofu nekk na jafe-jafe maintenant lu ñu mën def mooy des mesures provisoires mooy ñu xool naka la ñuy dévier donc canal yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi pour ñu créer ay réseau boo xam ne ci biti lay doon. tournée bi waa ONAS amal tey am yeneen yoo xam ne dinañ ko amalaat ci wàllum liggéey bi nga xam ne dinañ ko amal balaa nawet ndax askan yi ba ñu dund li nga xam ne mooy mbënd bi. ñima Sadio Seet ànd ak wér-gu-yaram kuréel gi nga xamante ne bi ñoo taxaw nag ngir ñëpp mën a jot ni si faju ñoŋ di CMU si diwaanu Tëngéej ca Rufisque Ouest nag foofee taxaw na ginnaaw bi nga xamante ne bi dox na diggante ak njàppandal gu daal di lëkkaloo diggante collectivité territoriale ak secteur privé bi tax lu toll si juróom benn téeméeri ndonga di ay élèves yoo xam ne dugg nañ si biir loolee di CMU waaye nag li ñu bëgg mooy wasaare ko si département bi yëpp Tëngéej ñu fekk fa Babacar Seck. juróom benn téeméer ci ay nit yu nekk ci ay école ay daara ak ay njaboot yu nekk ci commune bu Rufisque Ouest këru liggéeyukaay bi di Avicenne dugal na leen ci couverture maladie universelle. enrôlement bi ci continuité activité Avicenne la nekk Avicenne benn société la bu nekk fii depuis 2000 bu jege population jege autorités yi municipales surtout le maire monsieur Mar boo xamante ne jot na participer pour école yi pour daara yi. ak pour tamit dëkkandoo yi nekk ci quartier environnant yi. lëkkaloo diggante bokk moomeel yi ak ñi nekk ci secteur privé bi mën na nekk jumtukaay ngir couverture maladie universelle mën a jëriñ askan bu bari. kon su ko séexee entre les maires ak le secteur privé ak mutuelle yi mën na gën a jàppandal dugginu Sénégal yi ci biir couverture maladie universelle loolu tey mu doon bëccëg bu am solo. di ci leen sant bu baax a baax ndax lii ñu def amaana ñeneen ni duma ni duñ ko def waaye amaana dinañ leen wan yoon ci lu mën a ne la ndax maire bi ñaan na ko ba xool même naka la ñuy defee plan boo xamante ni képp ku fi nekk ci commune am te di fi am sa dara ñu seet naka lañ lay contacter ba nga def ñoom li ñu def. ci département bu Tëngéej téeméer boo jël genn wàll ga bokk nañ ci couverture maladie universelle. en tout cas fii ci Tëngéej fukki mutuelle ak juróom-benn ñu ngi fi di doxal te li xaaju daanaka population yi xam nañu ko dugg nañu ci loolu am na solo trop ñu di ko fësal di ñaan yàlla nag lu mel nii ñëpp def ko li ëpp ci population sénégalaise bi ci Rufisquoise lu ëpp xaaj bi xam nañu ko. ci kàddu ñi jiite union départementale des mutuelles de santé donte pay gi yéex na kër docteur yi nekk ci département bi ñu ngi wéyal paj gi. Babacar Seck di ko jaajëfal Ndoura ay moom la ñu ko gën a xamee mu ngay wuyoo si turu Aminata Ndour di loo koo xam ne nag ràññee nañ ko lool si Grand Dakar ak li ko war si wàllum ndàmp li nasaraan di tuddee li nga xam ne moo di massage li mu koy def nag yàgg na qualité lay jëfandikoo ni nga xamante ne bii noonu la koy ay waajuram daan defee mu doon ko si ñoom nekk loo xam ne nag da ciy boole aada ju mat sëkk waral nag muy indil ngëneel ñi nga xamante ne bii ñoo di ay client am nga xam ne dañuy am jafe-jafe ba ñëw si ñoom am na taalam ñaan seek Abdourahmane Li si koñ bi foo waxturam ñu tegtal la këram dañu ko fi xam bu baax ñu gën ko xam kon si turu mère Ndoura Aminata Ndour day damp
bés bu mu koy njëkk a def fàttaliwu ko sax nee na ndax yàgg gi mu yàgg muy mbir bu mu donnee ci waajuram bu jigéen. dañ koy def sama kanam di may oo indil nangam jëfal ne xam nga bu yàggee da nga mun suñu mbokk daal ñun loolu lañ doon def suma maam moo doon tuur Sangomar ñun waa Dionewar lañu après nag ñu toxu si nekk fale Sokone ndax ñun ñi yëpp Sokone lañ juddoo suma maam bu la waxoon nee na géej gi nangam wala kii def leen nangam lu bu ngeen ca deful itam da ngeen ko gis. li muy liggéeyee moo di karité ak yenn ñaan yu muy def. bu ma la defalee karité ñaan rek yàlla ak yonent ba ak Serigne Touba jeex na ma defal la bu ma la defalee boo delsee di nga tane boo demee bu ma la gisatu rek nga xam ne na tane nga waaw man yàlla may na ma loolu moom. loolee mu ni kon moo ko may mu fecc benn gone googu daanaka lekk wala naan dara mënu ko woon. mu di mocc xale bi mocc rek xale bi daal di tisooli woccu deret léegi noonu xale bi laaj ndox moo may ko ndox baay bi laxasu ko jooy yaay yi laxasu ko jooy foofu nag depuis xale boobu nag foofu dama fa bari woon ay client rek laa ba am. yenn saa itam mu dem fekki ay client wama même si l'hôpital bi nga xamante ne fa lañu leen hospitalisé bu ko docteur yi nangoo day dem gisi ay client wama ngir damp leen. ñi am malaat yi ñooy ñëw waxtaan ak docteur ba bu ñu waxtaanee bu ko defee ma defaral leen ku ci génne itam dangay ñëw xam fi ma ne ni nag léegi moom mënatuma dox loolu moom ëpp na ñeent fukki bañ koy def sax ëpp na ñeent fukki at. mu nekk mag buy moytandiku bu baax masum coronavirus mi le même si anam gi nga xamante ne mi ngi koy liggéeyee si noonu mu ngi woo ñëpp ngir ñu topp lii di mesure barrière yi. raxasuma loxo ba mu set. Abdourahmane Ly ak Seydina Mbaye ca caméra ba tey jii mooy fukki fan ak ñeent ci weeru février bi bëccëg bi nga xam ne moom lañu jagleel nag li ñu duppee bëggante bu ne mën nañ koo du leen dubbee noonu ndax Saint-Valentin la waaye nag dañuy xool ñi nga xam ne ñoo di góor yi naka la ñuy dundee lu ni mel ndax jonge ngi ci ñoom ñaandi seek nay naa ci Diouf. góor gu jonge ci wàllu web jigéen ñëpp gént nan am ko ci seen wet fi ci Sénégal nag góor ñi jonge wuñu loolu la Awa Ba xalaatee. non les hommes au Sénégal franchement romantique gu ñu moom non romantique gu ñu parce que xamuñu defal jigéen ba jigéen bi kontaan satisfaire quand même du ma wax ñëpp mais la plupart des hommes au Sénégal nag romantique defal jigéen du question li nga koy defal chaque jour mais mooy de temps en temps nga bett ko ak cadeau di ko par exemple lui ouvrir la porte xam nga mu war a toog ci chaise nga xëccal ko chaise bi c'est ça qu'on appelle le romantisme te fii quand même habitué wu ñu loolu. lu soriwul dara ci même koñ bi ñu daldi dajeek Saha Aïdara Saha ay atam toll ci juróom fukki at ak juróom-ñett di ñu dénk ni ci biir réew mi am na ay góor yu jonge te am yërmande waaye dañoo bariwul. jonge ñëpp la war di wax sa jabar chéri yaay booy na nga def li nga togg neex na jaraw lakk jërëjëf yooyu yëpp ci jonge la bokk di ko kadooy neexal sëy. Seydina làq fanweeri atam moom mi def juróom-ñaari at ci mariage nee na moom lépp lay defal soxnaam. parce que mbëggeel dafa doon loo xamante ne bul jàpp ne chaque jour rek ku jigéen ki moo war a def lépp parce que boo jàppee loolu rek yaa ngi ci erreur parce que sama jabar daf may muñal ni may muñalee noonu man noonu laa koy jàppale parce que bu ma xoolee ne moom mooy jàppale ci côté bii nii bu fi nekkul man war naa mën a dem lal sama lal ba mu jekk jël sama njëgënaay teg. defar ko ba mu naayis nga xam ne moom bu wàccee sax coonam daf koy fàtte. jonge di ay wax yu neex wala ay jëf yi ñuy def ngir suuxat mbëggeel mel na ni fii ci Sénégal gars yi joxatuñu ko yitte lool bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu jot a waxal. ay fan rek daal di des ci Saint-Valentin muy bés bi ñu jagleel mbëggeel couple yu bari di profito ngir fësal seen mbëggeel ak ay cadeau ak tamit wane seenub jonge.
Ndeye Naty Diouf ñu wax lu jëm si wàllum tàggat yaram ni ki ëllëg lañ doon daal di jongante li nga xamante ne bi moo jëm si final tournoi IFOA bi fii si Thiès Stade Lat Dior gaynde yu ndaw yi nag ñi nga xam ne seen at ñu ngi toll si fukk ak juróom jëm suuf fukk at ak juróom-ñaar ñoo daal di jël ndam la ginnaaw daan gu ñu daan waa Mali ñaari bal ci dara ndaje loo xamante ne bi amoon na solo lool ak li nga xamante ne bi moo si amoon si jongante ak li nga xam ne moo di ràññeeku yi nga xam ne gaynde yi ràññeeku nañ ci ñu ànd seeg Seeku Seydi. gaynde yu Sénégal won nañu ñëpp ne final du loo xamante ne dañ koy joué waaye daañu ko gagné di seen diggante ak équipe Mali mi nga xamante ne dafa bàyyi lépp li nga xamante ne mënoon na ko jëm ci maîtrise collective wala technique itam ngir rek dugg ci jaay doole agressivité bi nga xamante ne daan nañ ko wone ci jongante bi nga xamante ne gaynde yu Sénégal yu ndaw yi ñoom seen philosophie changé wuñ ci dara pressing haut waaye itam engagé wu bu baax ci milieu terrain bi nga xamante ni seeni joueur offensif ñu ngi leen woon jàppale techniquement ci tàmbali gi déjà aiglon yi daal di tàmbale def intensité di pousse lionceaux yi loolee doon ab mbir moo xamante ne génn nañ ci 10 premières minutes yi jot nañ ci am sa ab tiir kii di Mouhamadou Doumbia tiir boo xamante ne ci kaw la jaar ci biiw Alioune Diop yi protégé Demba Traoré yi daal di maintenir rythme boobu laata Ousmane Diop daal di amal ab tiir boo xamante ni dañ ko daal di repousser mu doon ab alerte ci ñoom ñiile ci banc de touche Sénégal bi Mali daal di joxe consigne ci jouram yi day consigne yoo xamante ne respecté nañ ko à la lettre ci 30e minute bi portier Mali bi daal di génn ab génn bu baaxul bal bi dal ci Ousmane Diop mu mbëkk paas kii di Mamadou Ñing mu dugal but bu njëkk bu Sénégal bii de benn bal ci dara la Sénégal mu ne ci mi-temps bi ñu ñëwaatee aiglon yi daal di maintenir rythme boobee pressing ci porteur bal bi waaye itam jaay doole ci plan tactique bi nga xamante ne Mali daaf moom la tegoon ci 56e minute kii di Tidiane dañu ko daal di jéem a bett défense Sénégal bi waaye kii di El Hadj Diouf mi nga xamante ni bokk na ci joueur Mali daaf yi gën a wonewu ci tournoi bi daal di nangu bal bi ci ay tànkam Ousmane Diop ab maîtrise technique am ak vitesse bi nga xamante ne àndal na ko mu daal di provoqué penalty 80e minute Ibou Sané daal di ko dugal bi nekk juróom-benneelu bitam mu nekkee noonu ki ëpp lu mu dugal ci biile compétition match bi mu mel ni lu jeex la waaye moo ñooñu Mouhamadou Doumbia mi nga xamante ne moom lañ tàbb meilleur joueur ci final bi ndexete amoon na lu leen desee ci njeexintalu temps réglementaire bi yu Keita daal di mbëkk benn bal portier Sénégal bi daal di ko repoussé waaye bal bi mujjee dugg arbitre bi gisul li ni mel siffléwul but ci waa Mali mu doon li leen metti lool waaye jongante bi amuloon VAR amul benn jéego bi ñu mën a def ngir gisaat boobule bal Sénégal daal di gagné final bi ñaari bal ci dara seen diggante ak Mali waaye itam ñu jël lépp luy distinctions individuelles ci biile compétition Mamadou Ñing ñu tàbb ko joueur bu gën a xarañ ci tournoi bi Alioune Diop nekk meilleur gardien de but meilleur buteur bi nekk Ibou Sané ak juróom benn but nga xam te dugal na ko Mali daf moom lañ tàbb mu nekk meilleur entraîneur. wax nga ko Malick Daaf la ñu tabb mu nekk meilleur entraîneur moom ginnaaw jongante yooyu nag nga xam ne ay ndawam def na ko rafet nañ ko lool waaye nag mu ngi xam ne ni métti woon na lool ndax Mali dañoo tàggatu te waajaloon nañu bii la jongante Malick Daaf ñu teewlu ko ak Pape Malick Yow. contexte match bi dafa changé ndax ñaari équipe africain yi ñoo daje peut-être am na équipe yoo xam ne Mali ëpp doole mais am na équipe yoo xam ne peut-être ëpp na leen doole parce que dañuy wax ni Mali bokk na ci équipe yi nga xamante ne ci petite catégorie équipe yi nga xam ne ñoo gën a constant ci petite sous-région mun naa ne nekk na 2 fois champion d'Afrique donc mun naa ne ñoom ñi ngi liggéey dans la petite catégorie yàgg na donc man xam naa ni stratégie Mali bu ñu ñëwee tey la preuve ci début match bi ils ont été trop agressifs ils ont fait trop de fautes à un moment dañu bëggoon déjouer loo booy yi parce que ils leen doon énervé loo donc je pense qu'ils nous ont pris haut bàyyiwuñu ñu jouer donc loolu moo tax man aussi jëluma risque développé jël sama propre camp parce que je sais que final la booy ils sont pas tendus parce qu'ils sont stressés ndax final la tamit booy bëgg nañ ko gagner bu ñu jouer relance foofu perte ballon bi def erreur ça peut jouer un grand tour te nag wax dëgg yàlla depuis quelque temps ñu ngi am final di ko perte man nag man bëgguma loolu man am na foo xam bu fa tolloo damay bëgg am ndam benn moment jiital naa ndam li parce que tey dama leen ne pour ngeen marquer votre territoire ngeen gagner un peu d'avance sur l'état d'esprit il faut ngeen gagner comme ça bu ñu dem Afrique ñu dem avec beaucoup de confiance moo tax gauche yooyu comme ils ont joué comme ça comme ni nga ko waxee je pense que stratégie la bu ma teg préparé naa ko liggéey naa ko bon pour bañ a jouer sama premier tiers mais jouer deuxième ak troisième tiers je pense que boo xoolee ça nous a réussi dugal naa si 2 buts am naa multitude d'occasion boo xoolee la plupart occasion yëpp maa ko am boo xoolee mais nag quand même comme ni nga koy waxee parfois contexte match mën na changer nga adapté wu ci situation parce que je pense que Afrique da nga fay dem fekk fa Cameroun fekk fa ay équipe yu mag yoo xam dañu athlétique dañu physique soo préparé wul 2 aspects yi je pense que doo mun dem li ci amoon solo mooy joué nañu gagné nañu mais gagné nañu ak beneen manière mais kontaan naa parce que xale ils ont été solides ils ont été costauds et vraiment ils ont tenu jusqu'à la fin pour gagner ce match et ça c'est pour ça. des ak moom Malick Daaf ndax ñu fàttali ne gaynde yi ñoom ak waa Mali ñëpp ñoom ñaar qualifié nañu ci Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne gaynde yu ndaw yi ak équipe yu ndaw yi nga xam ne seen at ñu ngi toll ci fukk ak juróom-ñaar ñoo koy amal ci diwaanu Maroc ci weeru mars bi ñoom ñu ngi koy waajal nag waaye Malick Daaf mi nga xam ne gaynde dinañu noppalu ay bés delluwaat seen i njaboot saafonteeg ñoom laataa ñuy dellu si waat ngir waajal lu jëm ci boobu yooyu lay jongante nga xam ne moo jëm ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jagleel ñu ndaw ñi ay kàddoom ba léegi Malick Daaf ñu teewlu ko ak Pape Malick Diaw.
waaw ñun duñ taxaw je pense que amatul toogaay dañuy continuer liggéey rek comme ñun commencé nañ ko ba toll fii te affaire bi soreetul avantage bi ñu am mooy ñun Afrique bi soreetul c'est même pas mooy 2 mois donc on va continuer à travailler pour man booy dama leen di may suba ñu dem seen kër dem xooli seen famille mardi ñu ñëwaat comme ça ñu continuer liggéey bi parce que amul temps toog mardi ñu reprendre dañuy duggaat regroupement continuer waat liggéey bi je pense que bu ñu fa duggee dootuñu génn ba ñuy dem incha allah bu neexee yàlla. mu nga kàddu yooyu moo buural jotaay bi mbokk yi dinañ jaajëfal ci teewlu bi jaajëfal équipe technique bi ci njàppandal gi Moustapha Gabar Diop nekkoon ci réalisation bi lii lañ leen indiloon ci benn jotaay beneen jotaay 18h45 lay doon ma ne ci dig daje ci kàllaamay wolof 19h45 ci kàllaamay nasaraan ci biir La Total ak Adama Anouchka Ba ñu yend ak jàmm